asalaamaaleykum mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM première radio panafricaine di émettre depuis Los Angeles lëkkaloo ak Cap SN la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange di parti en construction président Abdoulaye Fall jiite ko ñoo leen di dégtal seen émission société ak Soxna Fatlo ma feggoo ci nag ak samay invité muy soxna Soukeyna Gueye adjointe secrétaire national exécutif bu CAP Sénégal naataange ak monsieur Fadel Kébé membre CAP Sénégal naataange ak monsieur Gora Khouma président union du transport routier ñu fas yéene waxtaan ak yéen ci jafe-jafe yi nga xamante ne état d'urgence bi indi na ko ci transport Dakar maanaam impact de l'état d'urgence sur le transport à Dakar mbokki auditeur mbokki auditrice ma wëlbatiku nag jàkkaarloo ak soxna Soukeyna ne ko soxna Soukeyna looy nuyoo suñuy auditeur ak suñuy auditrice aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum waa CAP Sénégal naataange convergence alternative pour la prospérité CAP Sénégal naataange maa gannaaw ba ma sante yàlla maa ngi nuyu suñu président Abdoulaye Fall di nuyu bépp membre bu nekk ci CAP Sénégal naataange di nuyu suñuy auditeur ak suñuy auditrice di nuyu sama naataangoo yi ma bokkal plateau bi di nuyu monsieur Gora Khouma di leen ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay jërë ngeen jëf. jërëjëf soxna Soukey ñu ngi lay fay di la jaajëfal ci sa teewaay ñu wëlbateku nag jàkkaarloo ak sëñ Fadel Kébé sëñ Fadel Kébé ginnaaw bañ la dalalee ci suñu plateau suñu kër FM ci suñu émission société dañu lay laaj lan ngay nuyoo auditeur ak auditrice suñu kër FM ak membre panel CAP Sénégal naataange. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu auditeur ak auditrice suñu kër FM yëpp di nuyu membre CAP Sénégal naataange di nuyu président Abdoulaye Fall di nuyu yow Fatou présentatrice ak bépp invité bu ma sekkal plateau bi tey merci. jërëjëf sëñ Fadel ñu ngi lay fay di la jaajëfal ci sa teewlu mbokki auditeur mbokki auditrice sunu kër FM membre panel CAP Sénégal naataange yéen a ngi ànd ak soxna Fatlo ci seen émission société ñu koy defee ci plateau sunu kër FM ànd ci ak soxna Soukeyna Gueye ànd ci ak sëñ Fadel Kébé ñu fas yéene nag waxtaan ak yéen jafe-jafe yi nga xam ne état d'urgence bi indi na ko ci transportu Ndakaaru jafe-jafe yooyu tey buñ ko fas yéene waxtaanee fii ci plateau bi yaakaar naa mënuñoo jéggi ñi nga xamante ne ñoo yor transport routier bi kon faaw ñu wax ci ak ñoom ñu fas yéene nag am ci suñu ligne monsieur Gora Khouma président union des transports routiers monsieur Gora Khouma ñu ngi lay nuyu di la tatagal di la jaajëfalit ci waxtu bi ñu jox ndax xam nañ ne amuloo benn jot monsieur Gora ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñuy auditeur ak suñuy auditrice. asalaamaaleykum CAP Sénégal naataange maa ngi nuyu ñëpp di jiital nag jëkk permis de conduire di jiital catégorie di rectifier léegi soxna Lo du ma président je suis secrétaire général union des routiers du Sénégal affilié à la CNTS maa ngi nuyu képp kuy déglu CAP Sénégal naataange nuyu ñu ma bokkal plateau bi yëpp muy ñoom Fadel Kébé ak Adjaratou Soukey ak Alaaji Ablaye Fall ak soxna Fatou Lo mi nga xam te ji moom mooy def présentation bi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp sant ñëpp wasalaam. jërëjëf monsieur Khouma maa ngi jéggalu ci jum boobu monsieur le secrétaire ñoo ngi tey ci suñu thème jafe-jafe yi nga xamante ne état d'urgence bi am na ko ci transportu Dakar buñ ne transportu Dakar nag mënuñoo jéggi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci routier bi te yéen a ko jiite tey monsieur Khouma ma lay laaj ak samay auditeur ak samay auditrice ak samay invité
yan jafe-jafe la état d'urgence bi indi ci transportu Dakar bi. waaw salaamaaleykum encore ma nuyuwaat yeesalaat nuyoo jafe-jafe bi nga xam ne tey jii Covid bi indil nañu ko ñun acteurs routiers yi passé wul mu nga commencé ci xam nga transport c'est des rotations dem ak dellusi ci saay bu la neexee ak fu la neex maanaam ligne ba ngay jaar daf lay neex waxtu wa ngay daw tamit daf lay neex mais bu ñu demee nag ba ne la fii doo fi jaar ba waxtu wi ngay taxaw rek impact ñëw na te ñun dañoo am première étape bi daf ñoo laaloon lool sax rawatina nag deuxième bi ndax impact étape bu njëkk bi muy première songo bu ñëw Covid bi songo gouvernement bu Sénégal demoon na ba bloqué 13 régions nga xam ne benn région bougetul ñu bàyyoo rek 14e région muy Dakar te Dakar tamit dañ doon daw à moitié amul benn oto boo xam ne bii doon nga yeb ba feesal da nga doon yeb tuuti rek dem ba pare état na waxoon nañ dañ jox benn subvention bi tamit ñëw na mais xaalis ba bari na mais ñi koy séddoo li koy séddoo moo ëpp doole xaalis ba tax na bi koy séddoo tamit dafa mel ne amul njariñ ndax xaalis bi lu mu bari ñi koy séddoo dañ ko ëpp fuuf ba kenn ku nekk da ngaa mus da nga cee mus te mus nag taxul lu ñuy wax deuxième bii nga xam ne tey jii tamit ñëw na mu nekk tamit jàpp nañ ne musiba bu rëy la xam nga waxoon naa léegi moo xam transport marchandise ngay def moo xam transport de passage ngay def tant que laa la wax amoo liberté dem am na contrainte de temps problème ñëw na parce que boo xoolee 4 heures bu jotee da nga gis ñi daw nit ñi daw ndax oto duñ amati ndax amu benn chauffeur boo xam ne bii di nga mën a jóge ci banlieue bi 19 heures di dem Dakar pour mu dellu soit 21 heures bala ngaa gis sa kër 21 heures lay dab kon moo tax dañuy teel a ñibbi seen i kër dañuy ñibbi seen i kër avant 21 heures ñu bari rek loolu leen comprendre naa chauffeur yi dañoo war a nekk ci kaw tali bi non chauffeur yi yëpp mënuñu nekk ci kaw tali ba 21 heures fekk la ci àll bi kon kenn ku nekk dañ ne 21 heures sa kër lay fekk donc am na ñoo xam ne 20 heures lañu ñibbi seen kër am na ñoo xam ne 19 heures lañu ñibbi seen kër am na ñoo xam ne 20 heures 30 lañu ñibbi seen kër ndax couvre-feu bi épargne wuñ ci conducteurs yi ñëpp lañ wax kon impact bi laal nañu bu baax a baax ndax ñi doon yebatuñ leen sañ-sañ bi amoon amatuñ ko te bii tamit amul benn enveloppe bu ñu dig kon mbir mi nekk na loo xam ne lii lu doy waar la waaye nag comme du mesure politique ni administrative ay mesure sanitaire la maanaam wér-gu-yaram moo wax ak nit ñi wér-gu-yaram nag boo waxee nit ñi amuñu pexe lu adhéré kon li nga xam ne moom laay jëkk a wax avant may wax ca la ñuy ñàkk sax mooy ñun acteurs routiers yi Cap Sénégal naataange jox na ma occasion ma wax ak acteurs routiers yi ne leen région de Thiès ak région de Dakar lañ indi couvre-feu kon sañ-sañ dem ak dellusi amul au-delà de 21 heures mais loolu dafa laal ci région yëpp ci ñu ak transport ndax tey jii oto bay départ Kaolack di ñëw Dakar mais am na heure boo xam ne du ko mën a départ 16 heures du départ Dakar Kaolack parce que day xam ne 16 heures 21 heures ci àll bi la koy fekk oto ba doon départ Tamba war a ñëw Dakar am na heure boo xam ne du ko départ Tamba kon porte na préjudice mu des nag Dakar ñun ñoo war a góorgóorlu ba ñaar régions yi nga xam ne tey jii privé nañ leen liberté de déplacement ñu fex ba ñaar régions yooyu ñu teggi ko loxo mais buñ sàgganee ñun acteurs routiers yi population bi sàggan bañ boole ci yeneen régions yi daf ñu indil yeneen problème rek waa naan ñun daal ñoo war a jiitu ci cet gi imposer suñu bopp ay masque ak gel négocier ak passagers yi masque ak gel wax naa sànqale man bu ma doon président de la République alkaati gendarme yi ñu def 21 heures ci tali bi ba 5 heures du matin man dama leen di arraché ñoom ñëpp ci foofu ñoom ñëpp bëccëg laa leen tasaare bëccëg ñuy surveiller ñuy sol masque parce que am na classe góor xuma gi tànk du si ndawal buur duy takk masque te xam ne masque bi yow yaa xam moom mais dina régler ñaari question agression bi bëccëg bi dina wàññeeku loolu sax te bi ci des nit ñi dañ takk masque mooy régler problème yi mais du problème ay seere ak yooyu nit ñi bu ñëpp takkoon masque foowee bu jóge fi mais bu toggul takk masque du sotti kon alkaati yi ñu bàyyi lu guddi gi réservé guddi gi bëccëg gi nit ñi am seen liberté di dox te duñ takk masque amul benn njëriñ man nag bu ma nu góor xuma laa wax en tout cas li nga xam ne mooy sama secteur nga xam ne ci laa nekk ñun am nañu yëg-yëg gu rëy ne dañoo taxawoon mais léegi dañoo toog en tout cas bu problème bi rek la wul ñun dañuy tëdd te loolu moom catastrophe du Sénégal parce que le transport c'est le poumon de l'économie du Sénégal te taxawatul dafa toog te bu yàggee dina tëdd en tout cas mënuma laa mesurer impact bi nga xam ne tey ji am nañ ko depuis arrivé Covid-19 mais incha allah évaluation dina am bu mbir mi tanee bu mbir mi tanee évaluation dina am mais pour ma wax leen ne Dakar gii muy taxi muy minicar muy bus muy lu ma di doon yaa ngi ci fitna boo xam ne bi économiquement yaa ngi ci fitna financièrement yaa ngi ci fitna.
monsieur le secrétaire général économiquement transport Dakar mi ngi ci fitna financièrement mi ngi ci fitna te transport bi tey comme ni nga ko waxee moom mooy poumon économie Sénégal mais bu transport bi nekkee poumon économie Sénégal secteur informel bi nekk vaisseau sanguin population Sénégal lu ci ëpp transport bi la ñuy jël te tey jii transport bi ni nga ko waxee feebar na may laaj tey ji ñu toll ni tembare yéen lan ngeen ñu mun a tegal comme proposition ginnaaw li ñu wax ne nañ respecter mesures barrières yi. allo auditeur auditrice dafa mel ni monsieur Xuma dafa am problème ak ligne bi bu munee dugg si waat technicien dinañu arranger ma wëlbateeku nag jàkkaarloo ak soxna Soukeyna Gueye soxna Soukeyna en tant que femme yaay tout citoyenne travailleur yaa ngi jëriñoo dem bi ak dikk bi mais tey yan jafe-jafe nga ci am ak yan changement nga gis que ne population Dakar bi am nañu ko. waaw soxna Fatou maa ngi lay nuyuwaat bu baax a baax sa question bi am na solo jafe-jafe yi ñuy jànkoonteel daal ci dem beeg dëkk bi li ci ëpp embouteillage la ak bus yu fees yi waaw bus yu fees yi parce que wax dëgg yàlla Sénégal moom mënoo ne chaque jour boo xëyee da ngay jël taxi wala foo mënta dem da ngay jël taxi pour mën a libre nekk yow kese ci sa oto waaw mais nag bus yi moom buñ ci mënee wax parce que passagers yi dañuy bëri bus yi day fees dell ñii dañuy sol masque ñii duñu sol masque waaw loolu daal moom lu jafe-jafe bu bokk ci transport yi la ak fees gi muy fees daal fees gi muy fees trop daal bëggoon nañ ñu indil ñu ci solution soxna Fatou man maa duggaat pour changement moom wax dëgg yàlla gisuma ci benn changement à moins que am na chauffeur yoo xam ne boo solul masque doo dugg seen bus mais mënoo contrôler bus bi yëpp mënoo leen contrôler waaw à part loolu daal gisuma ci changement waaw nu mu daan feesee noonu lay feesee embouteillage yi de gauche à droite voilà metti na daal. soxna Soukeyna embouteillage yi de gauche à droite metti na ñoo ngi masawu ñëpp may laaj Fadel sëñ Fadel yow chauffeur ka heure bi bu la fekkee ci embouteillage yi durée bi sa trajet lan mooy durée bi yan jafe-jafe mooy yokk ci yow yoo xamante ne impact Covid bi moo ko indi te amoo ko woon. waaw jërëjëf soxna Fatou si question bi may rafetlu intervention sëñ Gora Xuma ak soxna Soukeyna waaw Covid bi nag moom impact yu négatif yi mu andi si transport bi bëri na parce que soo xoolee même hors Covid Dakar dafa metti Dakar pour circuler fii c'est tout un problème déjà loolu noonu problème de concentration liggéey yi entreprise yi lépp Dakar la nekk loo tax problème déplacement Dakar compliqué yokk ci Covid bi nga xamante ne nii ak heure couvre-feu bi ñu teg ñëpp dañuy njëkkante heure 21h bañ leen fekk ci yoon bi du coup ñëpp dañuy ñibbi même heure à la limite pour ñibbi si mën nga def trajet de 2 heures à 3 heures temps pour yegg sa kër donc impact Covid moom vraiment côté boobu moom bëri na te aussi c'est très compliqué pour se déplacer aussi waaw. jafe-jafe yi bëri na ak état d'urgence bi mais sëñ Fadel est-ce que loolu sonalu leen pour que boo waree dem benn lieu boo daan def 1 heure de temps nga jóg 2 heures wala 1 heure à l'avance rien que pour sóoraale embouteillage bi est-ce que loolu dina leen di arriver. oui effectivement loolu moom peut-être chaque jour loolu suñu routine la parce que comme que heure yi léegi dañ koy calculer lépp si calcul nañu nekk du coup heure soxla boo war a dox da ngay teel a jóg pour dem doxi ko pour teel a ñibbi si sinon am na benn heure boo xamante ne nii heure wàcc bi ñëpp su leen fekkee si tari bi boobaa waaw mun nga yàgg si yoon bi te doo xam yan ko tax ngay jàkkoonteeg si yoon bi heure couvre-feu mën na fekk si yoon bi doo xam nga dajeeg policier yi doo xam nan lañ lay traité du coup chaque jour dañuy nekk si calcul pour bañ a jànkoonteeg genre problème yooyu noonu.
mais nag ñi nekk si transport en commun moom ñoo gën a métti ndax ñoom moom du matin au soir dañuy nekk di daw di buuxante di daw di jëkkante di dugg si bus yi te transport yi mun nañ ne doyul Sénégal parce que Sénégal ñi utilisé transport dañoo bëri te bus boo gis day fees dell te arrêt boo dem da ngay fekk ay nit taxaw di xaar même bus bi du coup transport yi mooy foog gars yi gën si taxawaat quoi. jërëjëf sëñ Fadel transport bi il faut gars yi gën ci taxawaat yéen particulier yi wala yéen taximan yi yéen a tane au moins ñi jël bus yi ak ñeneen ñi ma jàkkaarloo nag ak soxna Soukeyna mu nekk couturière di jaabante diggante atelier ak marché soxna Soukeyna yaa ngi wax sànq sa crainte ci bus yi nee nga ñi dañuy takk masque ñi duñu takk masque dafay fees dell mais tey est-ce que loolu yow amal na la complication su weesoo crainte yow moom xam naa ne dangay takk sa masque heure boo jógee ndax référence nga mais tey soo jógee sa atelier di dem sa place ban durée ngay am ak yan jafe-jafe ngay am par rapport ak bu njëkk bi. waaw soxna Fatou jafe-jafe yu metti sax ndax d'habitude man su ma daan jóg ay 10 heures yooyu laay génn pour dem marché HLM balay midi dinaa jënd lu may jënd ñëw mais léegi dama obligé 8 heures dina ma fekk ci arrêt bi parfois ma am bus parfois du ma am bus damay retourner ñibbisi temps bu yàgg laa fay def su ma fi jógee 8 heures su ma amee bus ay 9 heures ay 13 heures 14 heures laay ñëwaat sama kër parce que boo demee ba jënd li ngay jënd tamit pour nga amaat oto bu la indi mooy problème bi des fois nga teel a am oto sax mais yoon bi day xat benn peeru xat boo xam ne franchement day metti trop metti na trop wax dëgg yàlla metti na trop. te soxna Fatou ku nekk xam ne léegi couture dafa saturé boo naree loo ci am sa bénéfice nga bugg ko jëlee taxi bu boobaa doo ci génn vraiment sonn nañ wax dëgg yàlla. jërëjëf soxna Soukeyna membre Cap Sénégal Natangué la convergence alternative pour la prospérité Cap Sénégal Natangué di parti en construction président Abdoulaye Fall jiite ko ku ci bëgg a dugg nan ngay def da ngay tapé 77 533 39 00 77 533 39 00 lëkkaloo ak sunu kër FM première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku ko bëgg nan ngay def da ngay dem Play Store nga téléchargé wu ilaa nga dem App Store wala nga dem ci YouTube bi nga tàppee sunu kër FM lépp loo bëgg a déglu ci émission yi di nga ko jot ngeen ànd nag ak soxna Fatou ak ay invité am ci émission société ñuy waxtaanee lan jafe-jafe yi nga xamante ne état d'urgence bi indi na ko ci transport Ndakaaru chauffeur yaa ngi yuuxu chauffeur yaa ngi lamantewu chauffeur yi sonn nañu am nañu ay jafe-jafe waaye tamit passager yi desuñu ginnaaw ndax couturière yi mel ni madame Soukeyna Gueye ñoom i tamit am nañu ay jafe-jafe ci seen liggéey ma wëlbate ko nag di laaj Fadel tey buñ ne la woon yan proposition nga am looy teg comme solution tey ci transport bi nan la ñuy organiser woo lan nga ñuy wax. waaw soxna Fatou man daal sama xalaat si ni ñuy organiser transport yi ba mu gën a fluide mooy déjà Dakar dafa xat ñëpp suñ bëggee xëy Dakar wàcc dem ñibbi seen kër pratiquement day compliqué Dakar moom du mës a libre quel que soit tali yi ñu fa mënti defar Dakar day mës a xat parce que Dakar déjà dafa xat nga ndew donc sama xalaat mooy politique décentralisation entreprise yi ministère yooyu ñu defoon nañ ci gën a taxaw gën ko génne parce que hors de Dakar soo fa génnee da ngay circuler librement du am ay problème de embouteillage et trucs parce que hors de Dakar moom pratiquement bëriwul lu fa nekk donc suñ commencé woon a décentraliser entreprise yu bëri génne leen hors de Dakar nga xamante ne nii dina am ñuy xëy Dakar dina am ñuy xëy ay Thiès ay Mbour et cetera su boobaa seen transport yaakaar naa dina gën a fluide ba pare gars yi yokku transport yi moyen de transport yi ndax vraiment doyul quoi parce que nit yi dañuy durer ci arrêt yi pour mën a am oto ba pare aussi gars yi nañ gën a taxawaat ci
wàllum payoor gi ndax des fois tamit ticket yi day cher trop quoi si passager yi te loolu moom vraiment ñëpp nañ ko mëne quoi gars yi gën si taxawaat ba loolu noonu ñu wàññi paas yeeg affaire yooyu noonu ba pare gën a taxawaat si décentraliser activités yi ba circulation bi gën a yomb daal mooy sama xalaat. jërëjëf sëñ Fadel xalaat bi rafet na macha allah ma jàkkaarloo nag ak soxna Soukeyna ne ko soxna Soukeyna comme ni ma ko laajee Fadel rek mu def ay proposition bi yow tey lan nga ñuy proposer ci transport bi loo xamante ne dina tax impact bi état d'urgence bi am dootuñu ko sentir. soxna Fatou comme ni ko sama naataangoo Fadel waxee rek décentralisation rek moo ñu ciy génne waaw seet kii yu bérébu liggéeyukaay yoo xam ne dañ koy génnee yóbbu ko ci biti parce que ñëpp mënuñu xëyandoo jubal yoonu ville booy seet arrêt bi man ci banlieue bi laa dëkk mais suba gi boo xëyee dafay mel ni ndakaaru njaay yëpp banlieue bi yëpp ville la ñuy liggéeyee waaw loolu oto yi du doy moyen de transport yi du doy du car rapide du bus du taxi da nga dul gis sax ku lay yóbbu ci boppam nga dul gis moo tax ñu war a tas bérébu liggéeyukaay yépp ñu seet naka lañ leen di génnee ci ville bi parce que ñëpp mënuñu xëyandoo dem ci ville bi wax dëgg yàlla loolu moom ci liy jafeel dem bee dëkk bi ci lay bokk. wax nga dëgg soxna Soukeyna ñëpp bokk fu ñuy jëm muy Dakar di liggéey ñëpp bokki tamit waxtu bu ñuy wàcc muy quitter Dakar di dem ci sa dëkkuwaay mu nekk loo xamante ne sonal na transportu Dakar ñu yokku ci nag état d'urgence bi muy contrainte bu mag ñu ko doon waxtaanee tey jii ci sunu kër FM soxna Soukeyna lan ngay tàggoo ak suñuy auditeur ak suñuy auditrice ndax waxtu bi dab nañu te fi ñu toll nii yegsi nañ ci cappaandaw gi. soxna Fatou dama lay remercier bu baax yow mi ma jox opportunité pour ma bokk ci sa émission société di la ñaanal yàlla wax dëgg yàlla émission yi nga fi def yépp jaar na yoon question yi am na importance trop macha allah di tàggu auditeurs yi ak auditrices yi di tàggu bépp membre panel di leen jaajëfal ci teewlu bi ngeen ñu teewlu di leen jox rendez-vous beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf maa ngi leen remercier yéen ñëpp di remercier président Abdoulaye Fall di ko ñaanal yàlla li mu bëgg ci Cap Sénégal naataange yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jaajëfal ñëpp maa ngi jaajëfal aussi monsieur Xuma suñu invité boobu di jaajëfal Fadel sama camarade boobu di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp jërë ngeen jëf. jërëjëf soxna Soukeyna ñun tam ñu ngi lay jaajëfal ndax am nañ mbégte kontante bu baax am la ci suñu plateau ndax waxtaanal nga ñu waxtaan bu am solo ñu wëlbateku nag jàkkaarloo ak sëñ Fadel ne ko sëñ Fadel lan ngay tàggoo membre panel Cap Sénégal naataange ak auditeur ak auditrice sunu kër FM. waaw soxna Fatou te d'abord maa ngi lay remercier ci invitation bi ñu defal nii di remercier auditeur ak auditrice sunu kër FM di remercier samay naataango soxna Soukeyna ak sëñ Gora di remercier bépp membre Cap Sénégal naataange di remercier président bi Abdoulaye Fall waaw di wax ni waxtaan bi am na solo trop vraiment waaw ñaan yàlla ñu dajewaat fi beneen yoon incha allah jërëjëf. jërëjëf sëñ Fadel Kébé membre Cap Sénégal naataange jërëjëf soxna Soukeyna Gueye adjointe secrétaire national exécutif Cap Sénégal naataange jërëjëf membre panel Cap Sénégal naataange la convergence alternative pour la prospérité Sénégal naataange di parti en construction président Abdoulaye Fall jiite ko ku ci bëgg a bokk nan ngay def da ngay tapé 77 533 39 00 77
533 39 00 ñu lëkkaloo woon ak sunu kër FM di première rajo panafricaine di émettre depuis Los Angeles ku ko bëgg nan ngay def danga koy télécharger via Play Store wala App Store wa ilaa nga télécharger ko ci YouTube bi soo tàppee sunu kër FM lépp luy émission di nga ko am ñoo àndoon ak soxna Fatloo ci seen émission société doon waxtaanee wàllu transport bi impact bi nga xamante ne tey jii état d'urgence bi def na ko ci transportu Ndakaaru ñu waxtaan ci nag ci point yu bari di jaajëfal lu bari secrétaire général Gora Khouma ndax leeral yim ñu indil ak tegtal yim ñu indil waxtaan bi am na solo monsieur Gora Khouma ñu ngi lay jaajëfal ndax xam nañ ne jot amul te yitte yi bari nañ te terewul nga accordeel ñu sa temps jox ñu ko waxal ñu ndax askan bi rek moo la ñor ni askan bi ñoree Cap Sénégal Natangué mbokki auditeur mbokki auditrice membre Cap Sénégal Natangué li ñu joxoon ci ay waxtu jeex na ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen àllarba incha allah ci seen émission société balaa boobu yal na yàlla defal ñépp jàmm yàlla mi di boroom jàmm te ku mu jàmmal rek nga am jàmm yal nañu yàlla defal jàmm ak naataange jërë ngeen jëf ci déglu bi ak teew bi ba beneen incha allah.